di génn ngir daal di artu ay ñi nga xamante ni tamit ay doomu Amérique la nekk fii Sénégal ñu moytu yenn barab yi buñ sukkandiku suñu naataango yu l'Observateur kilifa yi Sénégal rawatina seen force de défense ak sécurité yi déjoué nañ fii benn projet d'attentat boo xamante ni ay samba boo yi naroon a jógee fële ca bitim réew ñoo ko fi naroon a amal ba tax na rek ñu am ci gan di professeur Bakary Samb jiite kër gi di Timbuktu Institute muy rek yëngatu di xeltu it ci wàllu sécurité ak mbiram terrorisme wante tamit jàngalekat la ca université Gaston Berger bu Saint-Louis professeur bi nga déggee xibaar yi démb ak tey est-ce que war bett na la. waaw jërëjëf Chérif ci dalal bi liñ ci mën a wax rek li jiitu mooy dafay confirmer loo xam ni xëy na bañ koy commencé wax ci sama li ma concerné depuis atum 2013 wéetoon naa ci lool ñëpp ni musiba lay wax Sénégal bokkul ci loolu et cetera tey gis nañ ni liñ doon wax jombul benn réew. loolu mooy ba ngeen di wax ay cellules dormantes. 2013 premier rapport mooy grand angle sur le radicalisme religieux et la menace terroriste au Sénégal ñëpp dar seen gémmiñ te loolu li ko waral mooy institut bi mel ni Timbuktu wala gëstukat dafay waajal dafay prévoir li ñëwagul prospective kooku nag boo koy def da ngay nangu critique nangu ñu wax la waxoo dëgg et cetera mais xëy na lii firnde la ni anticipation boobu amoon na solo ñaareel bi mooy aussi pour ñu dalal xelu population bi lu am solo la parce que service de sécurité et de défense bu Sénégal xaarul États-Unis pour xam ni menace am na fi peut-être lii am siiw daana am siiwul dégg nga ñoom ñu ni déjoué nañ ko ba tàyyi xam nga Sénégal créé na lu ñu naan cellule de lutte antiterroriste boo xam ni corps yu bëri ñoo ci bokk mu créé na lu ñu naan SICO ak yeneen bu gendarmerie gis nañ leen yeneen loo xam ni ñoo ngànk loolu donc suñu service sécurité ñu ngi am information bi mais nag bëgguñu aussi en même temps population bi nag ci tàngee foo toll ndax ñaari mbir benn bi mooy li muy def ci économie tey buñ nee bu kenn dem ci hôtel bu nekk beeru géej ba décembre passé kooku day indi kasaara bëri ci suñu réew te kon terroristes yi ñooy gagné. Deuxième chose aussi mooy réew yooyu nga xam ne ñooy signalé terroristes yi mooy États-Unis ñuy France ñoom ñoo ñu ëpp menace tey mën nañ ni Dakar moo gën a sûr bu fekkoon bu ñuy calculer sécurité dëkk ci nombre attentat yi fa am France ñoo ñu ëppale attentat fuuf 5 ou 6 par année États-Unis noonu yeneen dëkk noonu donc ñu dellu si waat mbir mi ci ni mu yamee li muy indi rek mooy ñu yar population maintenant ci changement de comportement suñu la nee ubbi sa saak nga ubbi ko dooni man kilifa laa fii laay jaar et cetera respecter consigne sécurité yi mais yaakaar naa ne ay la yoon suñu état ak suñu force de sécurité yi ni nga xam ne seen wàllu compétence ba mel ni FBI wala ñu ñëw fi Sénégal am fi ay une semaine toog di jàngandoo ak ñoom yaakaar naa am nañu compétence am nañu xarañ goo xam ni mun leen may ñu sàmm situation bi te lii américains yi xëy na ñoo ko wax mais du lu bees xëy na suñu force sécurité xam nañ yeneen yoo xam ne waxuñu parce que ngir dalal xelu population bi ñu bañ a paniquer yàq suñu économie wala ñu dugg ci loo xam ni xëy na am na yenn réew ñu gérer ko Côte d'Ivoire dal na fa mais ñu ngi continuer seen économie di marché ba léegi c'est très important ci loolu sax lañ des ba léegi parce que buñ sukkandikoo comme ni nga ko waxee ci suñu naataango yi l'Observateur yi def nañ ci benn papier bu am solo ci wàllu yàgg nañ ko mais ñoom kilifa yi ñi ngi gérer information bi contrairement ak américains yi ñoom est-ce que aussi seen doxalin américains yi duñ panique bi du ñoom ñoo koy indi parce que buñ artoo seen ay ressortissants buñ xamee information yu ni mel est-ce que amuñu war a doxalee ak nguur ak Sénégal pour gérer information bañ a tiital nit ñi. c'est vrai que ñoom dañ nekk seen obligation mooy informer seen citoyen xëy na tey bu njombe am wala leen am loo xam ne waxuñu ko seen citoyen mën na ni ambassade tel moom it informé wu ma loolu tamit xëy na ñoom ci seen fonctionnement interne la mais tamit yenn saa yi courtoisie war nay am. ci information yi nga xam dafa sensible ñu gën ci jokkoo gën ci def harmonisation ñoom ak état sénégalais ak service de renseignement yi ba nga xam du indi panique ci dëkk bi li nga xam tamit mooy suñu wàllu secteur tourisme ak suñu wàllu économie bañ a loru ci information yooyu nga xam ni tey bu fekkoon da nga jàpp loolu rek teg ci sa bët kon Paris du ñu liggéeyati France du defati dara Allemagne kenn demati hôtel et cetera nit ñi ñu ngi dund ak menace bi bàyyil benn réew loolu lañ doon bañ mais léegi ñëpp xam nañ ko léegi mais il faut ñu yar population bi ci changement de comportement et de mentalité ci loolu sax gis nañ appel yi yar population bi ci changement de comportement yi gis nañ muy généraux yi maanaam ñi jiite armée bi ak gendarmerie ak police sax bu ñuy wax danaan population yi aussi ñuy coopérer ak force de défense yi ko gis sa koñ loo xamante ni leeru la wala nangam nga dénoncer wala yu ni mel est-ce que loolu aussi waruñ cee gën a accès information bi ak tamit sensibilisation bi. xam nga ci yenn forum antiterrorisme dama fay wax yenn saa yi yenn wax man leen ñoom pays occidentaux yi européens yi wala États-Unis
ci wàllu renseignement ñu leen ëpp chance xëy na ñoo ñu ëpp matériel ëpp ñu technologie mais renseignement humain dara mënu ko remplacer parce que ñun ba léegi am nañu ay communauté bu nit duggee ci benn village ñëpp xam ni ci dëkku fa ñoom amuñ loolu ñoom ki nga jàkkaar loolu buntu bopp sa bopp appartement kooku xamul foo dëkk xamul noo sant donc am na avantage yu ñu am mais ñu gën a fagaruwaat rek parce que tamit du doy fagaru du doy mais population dañu war a coopérer ak force sécurité et défense ñi nga xam tamit ñooy kilifa diine yi ñi nga xam ni ñooy kilifa yi aada yi tamit gën a informer population yaakaar naa ne ministère de l'intérieur defoon na liggéey bu am solo ci bi ñuy créer CLAT pour informer les chefs de service ak ñi nga xam ni à la base pour ñu wax ak population yi loolu am solo ba nga xam ni pour ñu bett ñu dina jafe parce que li tey bu ñu am loolu renseignement kon gars yi bettee mën nañu bett mais loolu dànkoof nañ ko ci renseignement dànkoof nañ ci information yoo xam jot nañ te njëkkul ci Sénégal suñu force de sécurité et de défense ñu ngi xam tous les jours yenn menace wala yenn sérieuse ou pas di ko suivre pour bañ a créer ay professionnel lañ daal ay professionnel lañ wax dëgg yàlla li ma ci gis ak ñi ma ci xam ci seen wàllu liggéey ay professionnel lañ ñu ngi koy gérer ba nga xam ni du indi panique ci dëkk bi may waxaat ñu dalal xel yi ba loolu bañ a yàq suñu économie surtout wàllu tourisme bi surtout wàllu nga xam ne di Sénégal nekk destination ñu gérer menace bi comme ni ko yéen dëkk yi gérer France moo ñu gën a tiit foofu États-Unis mu ngi dund ak menace bi Côte d'Ivoire vivre na ko mais terewul ñu gérer ko li ci am solo mooy li ma waxoon sànq ñu yar population bi ci gérer menace bi ak changement mbirum renseignement dañ ciy taxaw ba léegi parce que lu am solo la ci xeex terrorisme est-ce que laajut maanaam réew yi nga xamante ni ñoo bokk diwaan bi di Afrique de l'Ouest ñu gën a mën a lëkkaloo ci wàllu weccoo ay xibaar ci yu ni mel. loolu ñu ngi koy wax ci CEDEAO temps yi gën nañu ko renforcer li ñu tuddee alerte précoce maanaam ñu gën a yëglu li nga xam ne mooy waaj a xew ba ñëpp am information bi ci wàllu G5 Sahel aussi am na ci. mais Sénégal xëy na ñun bokkuñ ci de manière statuaire Sénégal du membre mais coopération mënul ñàkk temps yi am na jàngat bu ñu def ci jàngat bi ñu defoon ci banlieue Dakar Timbuktu def na ko fële ci wàllu Rosso suñu frontière ak Mauritanie donc loolu day wane ni dëkk yi ñu dendal donc bokk ñoom organisation ba nga xam mooy G5 Sahel ñoo bokk li ñu tudd la sécurité collective il faut coopération bi gën a am. ci wàllu service de sécurité. gis nañ sax visite président Kaboré bi mu ñëwee fii Ndakaaru bërki dem moom Macky Sall wax nañ ci loolu maanaam même Sénégal bu mënta bokk ci G5 Sahel bi muy lëkkaloo ko yeneen réew yi ci bokk juróom yooyu ngir weccoo xibaar yi. xam nga Burkina dafa bokkoon ci catégorie bi nga xam ni moom la ñu tuddee la catégorie des pays qui peuvent donner encore la possibilité d'une approche prospective. boo xoolee Burkina ak Sénégal ñoo bokkoon catégorie. avant 2016 Burkina amuloon ay attaques wala 2015 fin 2015 2016 Sénégal aussi noonu la meloon yàlla musaloon leen ci terrorisme tey ñu jànkante ak moom ci frontières yi nga xam mooy frontière Mali bépp réew boo xam ni tey. da nga bokk ak Mali frontière war nga bàyyi sa xel wàllu Sénégal ci wàllu woowu yaakaar naa ni su ma juumul ci information yi ñu jot ñu ngi def des patrouilles mixtes pour. frontière Sénégal ak Mauritanie ak Mali pour gën ko sauvegarder loolu lu am solo la donc coopération bi mënul ñàkk nga président Macky Sall bien que Sénégal bokkul ci G5 Sahel mais nee na le Sénégal dina appuyer le G5 Sahel surtout domaine bi parce que mënut a ñàkk ñoo xam ni ñoo bokk même frontières yi Mauritanie nekk ci bëj gànnaar réew mi ñu nekk ak Mali ci penkum réew mi kooku il faut ñu fagaru gën a am coopération gis nga attentat bi par exemple bi xewoon ci Grand Bassam ci Côte d'Ivoire ñi nga xam ni ñoo def njombe yooyu bi ñu xoolee seen puce téléphonique ay puces Bissau lañ ci fekk. donc ñooñu xëy na jaar nañ ci réew moo lañ jaar feneen donc contrôle aux frontières dafa am solo mais aussi yéegoo ci wàllu renseignement. waaw loolu aussi contrôle aux frontières am na solo mais est-ce que gën a dooleel aussi force de défense et de sécurité ci wàllu moyen ak formation aussi du gën a rek yombal lu mel parce que ñi ngi ci vote budget jamono ji gis nañ yenn réew yi dañuy seen budget défense day yokk bu baax est-ce que Sénégal aussi war ñoo gën a bàyyi xel lu ni mel. amu ci information exacte mais boo xoolee ci wàllu équipement am na changement di nga ko sentir di nga ko gis mais fi may gën a insister mooy guerre ci boppam moo changé bu yàgg guerre da ngaa gis armée bi taxaw armée bële taxaw ñu jaamaarloo ci ab ligne de front kee gagné kee am défaite léegi guerre bi xaw muy la guerre asymétrique mooy noon bi xamoo ko gisoo ko mën na am sax déjà mi ngi sa biir kër xam ko façon guerre bees la boo xam ni armée àdduna bépp la mais États-Unis même France kenn préparé wu loon ci loolu mais yaakaar naa effort war na am ci gën leen former non seulement ci wàllu sécurité bi mais wàllu prévention parce que li olof naan xoddi ko bala ngaa lakkale prévention moo ëpp solo ñu incité que intervention parce que bis ñu àggee ci intervention mooy échec am na bu ñu deful prévention ba àgg ci intervention
du ñu génnati ci problème bi. li koy firndeel mooy américains yi def toog na lu mat fukki at ak juróom ci Afghanistan taliban yi ñu fa léegi. Normally France ma ngi fay intervenir ci Serval ak Barkhane mais ba léegi problème yi ñu ngi fa ba léegi même sax am na groupe yu bees comme groupe Front Libération du Massina donc kenn mësul gis ci àdduna mbir mi aussi ci luy dem ci bopp la ak xalaat comme ni ñu waxoon forum Dakar bay passé réponse doctrinale kenn mësul gis Kalachnikov boo xam ni rey na ab xalaat li koy rey mooy xalaat mooy éducation mooy prise de conscience mooy ci wàllu éducation moo tax je pense que liñ ñi dina am waxtaan wu ñuy amee le Sénégal ci février ci wàllu éducation dama bëgg ñu yaatal ko ci wàllu éducation parce que éducation mooy arme de construction massive bi nga xam ni ci aw xeet mooy def liy nekk ci bopp xale yi. ba nga xam ni ñu wax ci forum Dakar ñu wax ci forum de Dakar parce que novembre la daanaka mu ñëw forum bi aussi ci loolu lay gën a yëngatu loo ci xaar. li ma ci xaar mooy li ma waxoon semaine bee passé africains yi jot na ñu teg ci kaw taabal ji li ma tuddee ñu dénoncer indignation sélective mooy bu mbir amee nañ koy naqarloo bu fekkee dafa xew ca tugal du bokk ak niñ koy naqarloo bu fekkee dafa xew ci Afrique xoolal Boko Haram li muy rey xoolal aussi la xew ca Somalie fan yee passé 300 nit faatandoo benn accident gisoo benn dégg naa ay condamnation France États-Unis wala Angleterre mais ca la yem ci làmmiñ la yem gisoo benn mobilisation internationale te tey réewu africains yi soxla nañ ko leen jàppale ci côté boobu mooy parce que bu ñu deful loolu mooy indignation sélective bu ñu deful loolu mooy dañ dem ba discours bi ñuy tenir contre le terrorisme daal ñi dañuy wax rek mbir mi mbiru tubaab yi la ñoom la concerné et cetera. nañuy fexe ba bu mbir yooyu xewee Afrique suñu président yi ni ñu mobiliser yenn saa yi jël sa avion dem marche fu mel ni Paris wala feneen ñu mobiliser noonu dem defal yeneen réew yi xam ni aussi Afrique moom la terrorisme bi gën a touché actuellement te bu ñu defal ndànk comme fële Daesh mi ngi gën a sonn. ci Moyen-Orient bu ñu defal ndànk nañ def Afrique mooy seen kër à partir du sud libyen ak ba ci Niger te bu boobaa. laaj bu mujj bi rek professeur yaa ngi koy wax wàllu éducation lu am solo la gis nañ seen rapport bi ngeen defoon ci banlieue bi ndaw ñi dañuy bëgg a dem danoon loolu ñoo gën a vulnérable ba tax na it terroristes yi ñoom lañ gën a yàpp di leen ngemm gis nañ la li xew diggante France ak Sénégal démb ba sax mbiram visa ci étudiants yi ñu yombal leen ko yaa ngi fi wax tamit sommet bi fa war a am fii ci Dakar ci février ci wàllu éducation loolu lépp est-ce que jàpp nga ni mën na nekk pexe ngir ndaw ñi aussi bañ a dem rek ci jihadisme bi ak yu ni mel. waaw suñu diggante France dafa war a jógee seulement ci coopération jël baat bu naan partenariat France am na lu mu mën a jàngee Sénégal lu bëri wax naa ko bi Cazeneuve di ñëw Sénégal mooy ni ñu mën a fexee fii ci Sénégal li fi am ci modèle l'islam boo xam ni l'islamu jàmm la ñu gérer ko ba nga xam ni ñëpp a ngi ci gis seen bopp di ko dund ak jàmm. mu ànd ak éducation mu bañ a nekk forme boo xam ni forme toujours agressive wala forme boo xam ni toujours day nekk loo xam dañ naan xeexu diin la kooku France mën na ko jàng Sénégal beneen bi mooy. ñu am collaboration ci wàllu renseignement mais surtout ci wàllu sécurité. collaboration bi dafa war a gën a am solo te gis naa accords yi nga xam signé nañ ko mais dafa war a weesu foofu non seulement ci côté intervention bi nga xam ci la ñu gën a intervenir ndax moyens yi ñu jox G5 Sahel mais ñu gën a intervenir ci prévention nga xam ne mooy éducation. xale yi mooy à côté de la réponse doctrinale ñu def les réponses sociales xale yi am xëy gën a am yaakaar seen avenir ba benn samba boy du ñëw li nekkoon seen xel mu soppi ko dugal ci loo xam ni mën na indi jëye ëllëg ci suñu réew wala ci Afrique. jërëjëf professeur Bakary Sam mooy fàttali ni moom moo jiite Timbuktu Institute nekk it jàngalekat ci université Gaston Berger bu Saint-Louis moom moo nekkoon suñu gan ñu doon waxtaanee rek xew-xew jamono rawatina ay menaces terroristes yu ni mel.